naam. waaye yow foo ne. maa ngi nii. xanaa yéen toggoo leen añ bu heure bi waañ bi mu ngi tëj. togg naa añ de. wala tax nga tëj waañ bi kon. ah jéemoo ni naa ko tëj. jéemoo ni naa ko tëj ma jox kenn caabi bi. même man bu ma jox caabi bi. nee na même yow même boo ñëwee bu ma la jox caabi bi. Marème jox ma caabi dafa am lu ma soxla si waañ bi sois sérieuse yow tamit. Aïcha bëgguma am problème ngir yàlla yonent bi jéemoo ma ni bu ma ubbil kenn waañ bi. yow jee dafay waaj a dof wala yow yaay waaj a dofalu nu mu demee jox leen ma caabi dafa am lu ma soxla si biir. ah man loolu lañ ma sant de te bëgguma am benn problème nag jàppale ma rek. d'accord amul problème doo ci dara demal def nga sa liggéey bu mu mot. waa Dieng boobu de yàgg naa fi maa ngi lay xaar foo toll yaa ngi ci gynécologue bi mais ni ñëwal yàgg na de toogaay bi mënatu ma ko de maa ngi lay xaar ba léegi mooy 5 minutes may dem. yaa ngi toog fii. maa ngi nii toog ba léegi di ko xaar. Maalo moom la yaa ngi néegu jë. ah bi may de dama ñëw ñu dem na ci gynécologue bi di ko seeti boobu léegi maa ngi fi xam nga comme ni maa ngi fi. c'est pas possible mais Dieng kañ lay bàyyi dox Dieng à chaque fois boo ñëwee Dieng dafa génn ah. tey nag moom fàttali la doxee. dafa xamul ni moom ci tëñ ñi la nekk. loolu yëpp dëgg la mais dafa dem seeti gynécologue. xam nga temps yii bougie bi coow léegi yooyu yëpp il faut nag mu jéem a nag seet boppam nag dëgg yàlla xool boppam nag tey moom fàttali la doxee moom. en tout cas elle bouge trop. loolu moom dëgg la moom dëgg kii maama bi xam ne li la fi bàyyi. ah d'accord c'est bon. Dieng ban asaka la war a génn dégguma ko. asaka. waaw. ku la wax dafay génne asaka. yow yaa gën a xam Dieng ma yow saraxewut lii som xaar bu ngeen pour lan la. écoute chérie gis nga xaalis moo tas kër yi moo tas mbokk yi mooy dugg ci jumaa yi tas ko mooy dugg ci jàkko yi tas ko gis nga xaalis bi maa ko ko laaj jublu ci mbirum imam yaat. imam yaat. gis nga su ma paree ci li may def dinañu abal ci nii wala mu abal ñu ci ne. ay Farba alal àddina koo jar yoo xam ne imam neex ba neex mi nag coow la fi ne mais nag imam ku baax la. dama la wax dafa bon ah. dama la mos a wax ni imam dafa bon imam mbaaxam kenn du ko laam-laami ci kon mais nag tu dois savoir une chose chérie ma jox la benn exemple soo yoroon sa oto di daw 200 à l'heure nga xool gauche géej nekk fa nga xool droite géej nekk fa ci kanam benn rabang sa kaw boo ko rayul mu ray la nooy def. xanaa jaar ci kaw rab bi. imam mooy rab. ay. bu mu ne ay. ay Farba alal àddina jaru ko. li mu bëgg yow man dama yaakaar ne dañu doon def pour ñu titre mais yaa ngi gën a am tànk kanam di dem jaru ko. xam nga lan ba may jël cee di ko may Alioune Sy mbëggeel taxu sinon kon ma joxoon ko tani. tani ma. tani la bëgganteel. tani daa dul baax wala dafa atte wala dafa fay. moom la bëgganteel. dimbali ma bëggeel foofu am fa sens moom. situation bi ñu doon dund ump la. waaye lii dafa ëpp. ah jar ko fi. xam nga lan man bu ma yàqal yow dafa mel da ngay commencé xof. foofu ma sax nag. si da ngay commencé xof su fekkente ne ñemewoo bàyyi man ma def. waaye wala fu may jëm de mais lii fos li ko jaratul yaa ngi gën dem nag am tànk kanam. bu ma yàqal ah bu ma yàqal de voilà. non non toogal nga xaar am fu may jaar man maa ngi dem. kii lañ ko war a bàyyi de toujours nii rek moom tàng rek ay yéen jaratu ko nag.
voilà. ah Farba lii bari na di. lii du dara. lii du dara te enveloppe boo ci gis nag. ñoo bokk li ñu def ñoom ñëpp. waaw lii nag. macha allah macha allah. cela n'a rien à voir ak les ONG arabes bi war a indi. ndax ñu yéen ak ñu mel ni yéen. sonn yi ngeen di sonn ci jàkk yeeg jumaa yi da ngeen yeyoon ndimbal lii sama xaalisu bopp la. te nag teñu la rek yan bi dëkkagul. li ñu bëgg ci imam Yade bis bu amee bis boo doxee mission ba mu mat li ñëw mooy daax maa la garanti. Farba dégg naa li nga wax waaye na nga seede ni lépp lu mën doon danaa ko teg ci dëgg ak yoon ndax dëgg moo jëkk te it muy mucc. loolu dëgg la. kon li ma la mën a assurer mooy tu peux compter sur moi. incha allah ça je sais que je peux compter sur vous. loolu rek laa mën a man xam naa ni je peux compter sur vous. wax jee fi ne rek mais imam Yade bis bu jógee moi je sais que ni yow remplir nga tous les critères pour wuutu ko foofu ci kii wax ndax xam naa ni mat nga imam ratib loolu moom bu ci am dara loo ciy xalaat kontaan naa ci yow. yàlla baax na. yàlla baax waaye li ma la wax rek. lépp nañ ko teg ci dëgg ak yoon. incha allah incha allah merci beaucoup. wóolu naa tu peux compter sur moi. wóolu naa la jàpp merci bien merci. jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup merci. waaw Alaaji moo def. alhamdulilah. Alaaji maa ngi jéggalu bu baax ci li ma dagg sa wérd bi de. ndax nag soo gisee ma dagg sa wérd bi dafa am rek tuuti lu ma bëgg ñu waxtaane ko ci mbiru Fatou Bintou bi. Fatou Bintou fa ñu yëpp dama seetlu day guddee wàcc te Alaaji xam nga ni dëkk bi neexul. agression yi bari na chaque jour nga dégg ñu ne yóbbu nañu doomu diw. te soo yoree sa doom muy liggéey bu heure wàccam jotee gisuloo sa xel du dal. damay dem ba bu heure bi jotee damay taxaw ci mbedd mi di ko wër di la ko nëbb. loolu yëpp am na fi. ah ma bëggoon rek nga waxtaan ak moom. Fatou Bintou. papa. lan moo waral guddee wàcc bi. dara papa. fan ngay nekk bay guddee. papa maa ngi si liggéey bi rek. xoolal li nga mel léegi man xàmmeetuma la ah. papa lii liggéey bi moo ko laaj institut de beauté laay liggéeyee foog ma présentable pour mun a accueillir clientèle yi mais du dara. Fatou Bintou bul ma yeblu man sama yaay laa la tuddee te benn doom rek nga ci man te yow wàcc nga alxuraan ñetti yoon bu fekkee alxuraan mënu laa yedd lan moo lay yedd maa ngi génn ci mbedd mi di yedd doomu jàmbur yi yow nga def nii foo ko teg bu la gisee lu ñuy wax ah bëgg naa nga changé de te tellu ci ni nga meloon dégg li ma la wax. dégg naa papa. dama ni na nga soppeeku na nga mel ni nga meloon barki démb ba ngay liggéey la laal wax naa la li ma lay wax xanaa lu dugg na sa bopp du dégg nga li ma la wax. dégg naa papa. te nga muuru nag. yow kii bu mu soppeekoo nii lan la. ah moo ma jaaxal. xam nga lan del waxtaan ak moom ndax yu mel nii waroo ko bàyyi sax mu jàll jigéen dafa war a waxtaan ak doomam bu jigéen nan waxtaan ak moom rek. bu soobee yàlla. la ko am solo. ndax xale la. bismillah. aleykum salaam wa rahmatullah. Bilal. Diop. Diop. na nga def. maa ngi fi. naka waa kër ga. maa ngi ci jàmm. waa kay Diop.
andi soxna Yacine si. soxna Yacine ma ngi fi. waaw mi ngi ci jàmm. naka njaboot gi. ñu ngi sant alhamdulilah. waaw ñëpp ci jàmm. naka yaram bi. alors maa ngi sant bu baax a baax. waaw nga bu baax. alhamdulilah. yàlla xëy na yàlla macha allah. waaw imam Mamadou Diack daa am foo ko yebal loolu wala daa am koo ko boole loolu. Mamadou Diack. loolu dañu ko mokk. imam gis naa Mamadou Diack ci peggu jumaa ji mu taxaw fa ak waa ju xees mu koy jox enveloppe du benn du ñaar te enveloppe yooyu mu koy jox damaa njort ne xaalis la te yaakaar naa xaalis bu dee dugg ci jumaa ji du jaar ci loxo kenn sa loxo la war a jaar loolu tax man na ñu wax la ko. dëgg la Bilal waaye Bilal nit da ngay maanu. doomu aadama da ngay maanu doo jël gis ñaar nit ñu taxaw rek nga ne leen xaalis nangam wala nangam xamoo lu ñuy def xamoo kan ak kan la da ngay wax lu wóor rek sama xarit nga nag sama waay nga waaye yu mel noonu moom bu ma ko waxati dégg nga. imam dangaa xamul Mamadou Diack waaye man mii xam naa Diack Mamadou Diack ay pexe bis bu sottee waxuma la nàkk nekk ci jàkk ji yow waaye faagaagal la sax attan na ko looloo tax may wax ndax yow sama xarit nga te luy raam di jëm ci yow bu ma ko gisee dama koy dogaale Diack baaxul de te lim lay fexeel yàlla bu mu sotti. Bilal yaa ngi wax waxi jàmbur waxuma dara ngay jëw dafa araam bul ma dugal ci yooyu alxibatu xaraamun yaa ngi mel ni ku tiim yàpp bu ñorul di ko lekk da nga ma bëgg jëwloo man du ma wax lu sama yoon nekkul du ma si wax sama waay nga nag xam nga la laa bëgg nga wax li ci jumaa ji am nga liggéey jumaa ji ñi nga xamante ni ñooy gaare seen oto ci buntu jumaa ji ba kenn du am fu nu jullee waxal ci loolu bi si des su ma nee asalaamaaleykum balaa maa daaneel sax am ku jug taxaw di wax ay soxloom di yalwaan wax la ñooñu ñu génn si biti di ko fa def am na lu ñu war a wax. imam dégg naa waaw kay bu soobee yàlla ñiy gaare seen oto moom moo ñuy njëkk a ñëw nekk ci biir jàkka ji waaye incha allah dinaa wax ak ñoom ñu koy gaare ci beneen wàll wi ndax nit ñi am fu ñu jullee. loolu nag laa bëgg. maa ngi jégalu. sama waay yàlla baax na. baal maa ko bu baax a baax yàlla baax na. bëgguma nga am dara lu la nag. jërëjëf Diouf baal maa ko jërëjëf yàlla baax na. kay nii ma soxla yaa waaw na ko dégg incha allah xam naa ne damay yeewu ko. waaw kay jërëjëf ok jërëjëf yi waaw kay yal na la yàlla ko jërëjëf. Sûr. Et qui vous l'a dit? médicament yi lay jox moo lay dimbali ci feebar bi dina bañ a daaneel loolu tax may jël le temps de vérifier si vous prenez régulièrement vos médicaments. Docteur, je suis venu ici pour me soigner. Je ne suis pas fou, je prends régulièrement mes médicaments. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'en parler à votre famille? Non. C'est pas la bonne stratégie. xam nga ne feebar bi àgg nañ stade terminal. Mais c'est pas une raison de le dire à ma famille. Je les connais. Je pense que c'est le moment parce que le choc sera moins difficile et voilà. Ce sera difficile au début mais après c'est mieux que nga bàyyi ba dernier moment bi fi affaire bi di gën a méttee nga leen koy doog a wax. Quel choc. Ça va pas du tout être facile. Pensez un peu à votre fille. Elle est en médecine. C'est déjà très difficile. C'est là pour chambouler ses études. Toi-même tu m'énerves déjà. bopp su naree am barke nopp yu dégg doon ci sax. Le dire à ma famille c'est pas possible am na lu ñu wax nit ki ak lu ñu wax nit ñi est-ce que tu peux comprendre ça su ma
leen ko waxee léegi ñu tiit wax ko ñeneen ñu ko nekk di tell yi ñu ñëw jàppante fii du ma wér gën a yokku non je peux pas et puis ça va leur faire peur. mais monsieur Sy ça fait des années ma ànd ak yow ci sa feebar bi ñu ànd di ko nëbb man nag bëgguma mu àgg toll foo xamante ne dina lor kenn ci sa njaboot moo tax bu ma sañoon nga waxtaan ak ñoom xamal leen ko de toute façon dina métti wante mu teel a métti moo gën nga bàyyi ba moment bi muy gën a bon ñaanuñu ko yàlla mais ça va vraiment pas être facile boo bàyyi ba dernier moment bi instant yi àgg nga stade terminal xam nga ko man nag su ma sañoon nga waxtaan ci ak ñoom. xam nga ko gëm yàlla te lu yàlla def rek mooy am. De toutes les façons, puisque tu y tiens, appelez. Papa, ouais, qu'est-ce qui se passe? waaw wax ñu lan la kon bul ñu nëbb. jàmm ak salaam. yàlla def feebar bi ma jox bi ma jot dama jóge kër gi ñëw fii ki dara lu dul rek cancer boo xam ne Quoi? sa réaction bi laa doon bañ. Ah, cancer. nit koy dund ci àddina la. waaye fii man mii gàtte xel foo nekkoon yow tu es pensive la ngay xalaat. xamu ko sax. Aïcha lan ngay xalaat. Trop c'est trop man kër gi mënatuma fa nekk te j'étais obligée dem ba ci supérette bi jënd lu ma lekk. lan. man daal tey dama yeewu fekk waañ bi ñu ngi ko tëj ma woo Marème di ko laaj lan moo tax mu ne ma jéemoo tëj lépp tey na ba ma ñëwee ba ma dugg si cuisine tëj waañ. très sincèrement kër gi xajatuma fa. Aïcha mënatuma fa nekk. li ma la doon wax rek laa lay waxaat Dieye instant bii nii lépp lu muy bëgg rek mooy provoqué la li muy def nii yëpp c'est des provocations elle te cherche su ma amee conseil bu ma lay jox nag mooy nga multiplier ko par 0 ne réponds pas à ces provocations s'il te plaît. Sophie ay nit bu ñuy ànd ñu waxante dëgg. voilà Dieye lan en fait la bëgg lan la bëgg ci. mu ngi def lu ko neex maa ngi noppi. déjà bloqué na compte yi naroon ma fi privé sama mémoire bi bu dul woon Sidi tey man fan laa jëm. yaa ngi nii di ma wax Sidi beneen solution bi noonu yow ak sa mag gisante ngeen léegi situation bi décompté wu. Dieye bul ko faale s'il te plaît ok. d'accord. Bonsoir monsieur, ça va bien? Bonsoir monsieur Tall. Monsieur Tall, faut ma xamee faut jëlee sama numéro. boo gisee ñëw ma sa bureau ma andi la fii c'est pour qu'on se parle d'homme à homme. Je suis Sidi Sy, le fils aîné d'Alioune Sy. Sidi Sy, mais toi tu avais complètement disparu foo nekkoon. J'avais disparu mais je suis bel et bien vivant.
et je suis revenu pour gérer les comptes de mon père. À la demande de Jay, vous avez bloqué les comptes d'Alunti. Mais là, il faut qu'on t'aide. J'ai bloqué les comptes parce que la procédure l'a respectée. Jay, à travers son avocat, m'a demandé à ce que me bloque les comptes jusqu'à partager l'héritage. Nous sommes tous les deux des ayants droit, ma sœur et moi. Autant que Jay. Jay appelé ou droit si ça m'a le pape. Mais c'est quoi ce bordel? Monsieur Si, je sais situation d'inconfort bien du tout. Mais dis-toi que la procédure que c'est la respectée. Jay, à travers son avocat, m'a adressé une lettre demandant de me bloquer compte. Monsieur Tal, vous avez intérêt à choisir votre camp. Et le bon. Parce que la guerre qui nous oppose, Jay et nous, tôt ou tard, nous avons gagné. Et Bouboba, nous avons double. Est-ce que vous m'avez dit? Ah bon? Oui. Vous êtes un homme très intelligent. Et c'est pourquoi mon père vous a choisi comme étant son gestionnaire de compte. Vous avez intérêt à régler cette situation le plus rapidement possible. Si vous voulez que je renouvelle ma confiance envers vous. salaamaaleykum yéen sénégalais ak waa diaspora bi yéen lay waxal yéen ñi nga xamante yéenay seetaan Yes Dakar nga xam ne moo xew ci jamono moo fi nekk moo wëli mbër yëpp teg leen fële taxaw au top dee leen abonné bàyyi leen seetaan bi nag tey abonné. ñàkk jom sax mënul weesu baax. waaw ñàkk jom mënul weesu sa morom yor nii portable. waaw di seetaan nga ne ko booy. waaw booy looy seetaan nii. doo am ni mu yombe ak Yes Dakar ni mu ko yombale. waaw doo dugg rek ñoo sa loxo bi nii cap tat fañ bind abonné muy signal gis naa fa ab baaraam buy def ni kuruj lu ñëw nga jot ca moom nga naan taj Yes Dakar di la ko dóor. waaw bàyyi la ñàkk dama ne abonné leen de bàyyi leen te bàyyi seen affaire yéen Modou surtout Modou yi am na Modou yu bëgg lu yomb ak yow bëgg lu yomb lam tooro waa Paris rek